mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax di rafetlu nu ñu ànd ak yéen ci seen site la teranga point info ak ci YouTube la teranga TV tey ji xalaatu bun xatab di wax ci Idrissa Seck ci yaafi sës mooy taxafalu ak Idrissa Seck tontu yu ñu koy tontu saa su yëkkatee kàddu jëme ci nguur gi ak fi Idrissa Seck féete ci politique ak fan la jëm ci élection yu ñu dëgmal ci atum 2019 lu tax ñu ne Idrissa Seck tey ji dañuy wax ci moom bu doon ni jëmmi Idrissa Seck rek wala ay tournéem déedéet mun nañ ci bañ a wax ndax tey ñiy politique bari na ñuy tourné bari nañu mais tey jii Idrissa Seck naam ci wàllu politique def na ci ay jéego ak Abdoulaye Wade ba fi mu toll tey dem élection bu ne di ci lajji di jug di daanu tey jii nag bu doon ni ab xar ñu ne mat na tudd mat na tabaski waaw mat na tudd mat na tabaski tey jii bu ñu doon wax ku jéeg politique gi kan mooy seen taaw Idrissa Seck mooy taaw ku jéeg politique gi ndaxte ci wàllu expérience ak ci dayoo moom mooy ki ci gën a fes ndax élection yi mu jot a dem 2000 mars bu la ak Abdoulaye Wade 2007 mu génn deuxième ci ginnaaw Abdoulaye Wade bu dul woon erreur da ko yóbbu deuxième tour 2012 Idrissa Seck ñëwaat score yoo xam ne day yéeg ak di wàcc mais tey jii ñu gis Idrissa Seck di tourner fu ne mu dugg fa ci réew mi mu mel ni erreur yi mu defoon ci politique démb moom lay dabu moom la war tubaab bi naan l'expérience c'est la somme des erreurs la somme des conneries erreur yi mu def ci politique chaque fois ñu tuddal ko ñu ne Idrissa Seck waru ju woon wuy ji Abdoulaye Wade 2007 chantier wu Thiès protocole de Rebeuss mais loolu lépp suñu ginnaaw la ne te politique ñi ci def erreur bari nañu kon tey erreur yooyu tey ji moo ko may expérience ba tey ñu doon wax naa ne Idrissa Seck day dem Saint-James nekk ci tubaab yi Thiès bi ñu ko dénkoon du toog sax ci mairie ba boobaak léegi mu mel ne li mu jum ci politique mi ngi koy defar ci wàllu communication ndax communication Idrissa Seck kenn du ko natable mais li lay wane Idrissa Seck mi ngi am maturité ci communication mooy bi mu ñëwee woo nguur gi da leen a woo ci politique waaye jaaree ko ci wàllu koom maanaam débat économique te président Macky Sall moo fi toogoon mu ne dama bëgg ñu may woo ci débat économique te Idrissa Seck woo leen ci dem na ci jaaykatu gerte yi dem na ci dëkk kaw yi di wax na ci jàngalekat yi wax na ba ci wàllu justice dem na ba tappaas président Macky Sall na ko boo bëggee ñu dialogue toog ñun ñaar waxtaan def débat ñépp xam na ni Macky Sall président la demagul ci élection nekkagul koo xam ne tey jii dafa war a toog ak Idrissa Seck mais loolu lépp tappaas la ak bëgg ko yëngal mais Idrissa Seck tey ci stratégie politique am mi nga bëgg a wan yeneen gars yi APR yi non du ma seen nawle man Macky Sall mooy sama nawle moo tax mu jégg leen ñoom ñëpp woo Macky Sall boobaak léegi nag ñu dégg ku ne di ko tontu ñu dégg nañ fi El Hadji Oumar Youm directeur cabinet bu président Macky Sall gis dégg nañ fi Mame Mbaye Niang miy tontu moom ministre du tourisme gis nañ fi premier ministre moo ñu ko tontu APR yëpp ñu ngi tontu heure bu Idrissa Seck yëngalee rek ñoom ñu gësamu kon mën nañ wax ni Idrissa Seck mooy yëngal gësam parce que boo gisee sax ñu wax ci Idrissa Seck ñoom ñoo ñu may lu tax ñuy wax ci Idrissa Seck mais bu doon ni dañ ko jàppee ak opposant bi xaxar rek tey jii ñu bañ a jox importance waxam Idrissa Seck moom mun na wax ba jógee fi kenn du yëg ni Idrissa Seck mais adduna bi yëpp yëg nañ ni Idrissa Seck mi ngi def tournée te waa APR ñoo ko may parce que ñoo ko tontu te Idrissa Seck loolu la doon ut dafay ut ku ko tontu dafay ut ku wax ak moom parce que loolu moo koy may pour mu exister politiquement. parce que gars yi waxoon nañ dee na ci jamono joo xam ne tey jii Idrissa Seck parti ñu bëri dem nañ bàyyi ko mais kenn waxatul ci ñi dem bàyyi ko mais ñi ngi wax ci di ko tontu te ñi koy tontu yëpp ba tey jii kenn tontoogu ko ci wàllu économie dañ koy tontu ci wàllu politique ay protocole de Rebeuss ay Idrissa Seck ak Ablaye Wade ay Idrissa Seck lii Idrissa Seck ak chantier wu Thiès déedéet débat bi du foofu parce que comme yoon atte ne tamee nañ ko non-lieu foofu loolu vidé nañ ko mais li mu wax nañ ko ci tontu. bu ko mënul tontu ci wàllu koom ñu dem liggéey yi te pour man li ma gëm ci wàllu nguur gi mooy dañoo war a dem liggéey yi Mame
Mbaye Niang am na lu wax ci tourisme bi na fexe mu soqaliku bis bu tourisme bi doxee dëgg Macky Sall mun na am mandat deuxième mandat jaare ko premier tour. El Hadji Oumar Youm ci cabinet président bu fa liggéey bu war tontu la jëme ci Idrissa Seck ça veut dire que man li dama gëmoon benn wax bu Mohamed Dionne waxoon mu ne au travail maanaam au travail boobu mooy nguur gi moo ci war a jot dem liggéey da bàyyi tontu ndaxte nag borom baatu wurus warul di tontu borom baatu neen kon ñoom waruñu topp Idrissa Seck ci rythme am par Idrissa Seck légitimité lay ut te légitimité boobu nguur gi may na ko nan la ko maye ginnaaw bu waxee ñëpp jug ñëpp tëb di daal mu mel ne Idrissa Seck moo leen tiital Idrissa Seck Karim Wade mi ngi ci Dubaï wala Doha dem na daal ñu ne mënatul nekk candidat Khalifa Sall ay mbiram leerul Idrissa Seck tey ji moo fi sës ay Abdoul Mbaye ñuy wax Abdoul Mbaye train bi daf fee xaw a bàyyi tuuti nga xool Ousmane Sonko ba am na ambition mais dafa xaw prétentieux te day dem en solo c'est-à-dire que soliste la dafa gëm boppam de trop alors que nit ki boo suffisant wee jàpp ne yaa xam lépp yaa mën lépp rek des fois mun nga daanu foo ko dul yëgee te Ousmane Sonko sénégalais yi foofu lañ ko xaw di reprocher te débat am dafa xaw technique ça veut dire que wàcc ci base bi comme ni Idi di waxee genre débat yooyu moo leen xaw manqué mu Abdoul Mbaye ci pétrole lay wax dafa mel dañuy défendre ay intérêt wu ay nit ñoom dafa mel ne défendre Sénégal mais intérêt wu ay nit dafa mel ci turu jàmbur lay waxee parce que ay pétrole la ñuy dugal ci affaire ressources c'est bien mais yooyu dafa xaw a xóot dafa xaw a lii mais wàcc ci base bi dugg ci terrain bi waxtaan nit ñi ci wàllu mbay mi ci wàllu njàng mi ci wàllu yoon justice Idrissa Seck ci nga fi mu dugg tudd nañ Macky Sall ci caisse d'avance Idrissa Seck ne dafa war a bu dee dëgg la da ko ci war a woo Macky Sall du wuy ji yoon ñépp xam nañ ko mais Idrissa Seck da leen dugal ci benn loo kon tey ji erreur Idrissa Seck yi mu defoon moom la commencé di defaraat ndax mun nga juum ba pare jubbanti mais mi ngi jubbanti erreur yi mu defoon mu mel ne nguur gi dañ ko ciy dimbali nan écarté Khalifa nan écarté Karim nan écarté Massamba ak Mademba mais tey ji loolu lépp tey ji Idrissa Seck moo ci bénéficié wu kon Idrissa Seck moom mooy candidat bi gën a sérieux ci kanam Macky Sall ñu bëgg ñu bañ kon il faut que ñu bàyyi xel lu mel noonu te de boo xoolee tey réew mi ci mel ne Gambie écarté nan candidat yu bari Yaya Jammeh def ko mais li dangereux ci li Macky Sall di def di écarter gars yi mooy ëllëg kan mooy jàkkaarloog Macky Sall maanaam potentiel adversaire boo leen dindee nit ñi ay mer gemb la yu doon nit ñi dañuy mer ba bu ñuy fal ëllëg kii jàkkaarloog yow ñi ànd ak Khalifa ta mer bu dee Idi moo fi sës moom lay jàppale ni ko Bamba Fall waxee ñi ànd ak Karim bu neew ba sës entre le mal et le pire mais il faut choisir le mal même bu leen Idi neexul mais Idi tëjul Karim Wade kon yooyu yëpp il faut gars yi Macky Sall sóor ko te dem liggéeyi Idrissa Seck mi ngi ci boppam Idrissa Seck mi ngi liggéeyal boppam mais Idrissa Seck mi ngi leen di tardeel heure bu waxee rek ñu jug tontu ko loolu la Idi bëgg ñoom tontu yooyu ñu koy tontu ñi ngi liggéeyal Idrissa Seck te xamuñu ko te tey Idrissa Seck li ko gën a mooy doole mooy li yàlla day wétali ki wéet ñi mu yaakaaroon ñëpp dem nañ ba ko des fois nag yàlla foofu la mënee ki ñëpp ba kooku la yàlla mën a jàppale ku ko xool rek exemple président Macky Sall mi ngi fi mbokk yi kon mu doonoon xalaatu Bun Khatab sur la teranga point info ba beneen yoon incha allah.